li sadinatan bi kullil janna min daari minan yaatal minna li sadinatan bi kullil janna min daari minan yaatal minna. yéen mbokk jullit yi yéen mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant tey sant sëñ Mountakha Bassirou di sant Abdou Lahad Ka mi nga xamante ni moom la sëñ Mountakha doyloo ba jël liggéey bi teg ko ci loxoom. tey jii nag ñoo ngi fii ci université bi nga xamante ni Abdou Lahad Ka bañu ci dara nam ko tàmbalee woon depuis daaw ba ren ba tey jii képp ku fi taxaw gis ni def na fi Pastef def na fi liggéeyam te def na ci it wax dëgg yàlla li sëñ bi séentu woon ci moom. université bi nag actuellement 9 bâtiments la fi tàmbali yoo xamante ni ci ñetti zone la muy côté administration côté majalis ak côté UFR sciences islamiques et langue arabe. côté science majalis bi nga xamante ni moom la sëñ bi demandé woon pour que mu def ko en priorité lépp lu ci war tey jii def na ko ci dañuy ko sant yàlla bu baax a baax a baax parce que ba jëli ouvrier jotee jël na ouvrier ci Sénégal rawatina ci Touba ba pare wàññeeku dem jëli ay turc ñëw boole leen ak ñoom pour que ginnaaw bu liggéey bi pare ñu mën ci jële xam-xam lu bokkul nag ak li nga xamante ni moom la leen doon fay parce que fay bi moom wax naa ko waxati ko mooy chaque fukki fan ak juróom yu ne ñu defar situation fay nit ñi. beneen bi ci des nag muy majalis bi actuellement moom ñetti bâtiment la benn bâtiment boo xamante ni salle d'étude la bu nekk 2400 mètres carrés boo xamante ni gros œuvre am di 3 étages taxaw na ba nga xamante ni dara desu fi lu dul enduit extérieur maanaam raaxu biti rek moom moo ci des donc bâtiment boobu ñu ngi koy xayma ci 95% de gros œuvre. nga dem ci toujours majalis bi mu am ca benn bâtiment boo xamante ni moom bâtiment bu mag la boo xamante ni salle d'étude la moom it boobu mi ngi nekk ci 4800 mètres carrés construit boobu bâtiment moom actuellement ay finition rek moom moo ci des donc PC yi dina leen ko wan léegi ci kanam mu des fa nag restaurant boo xamante ni moom it taxawal nañ ko ba charpente métallique bi moom moo ci des actuellement ñiy defar charpente bi ñu ngi ci biir chantier bi côté atelier di ko fa defar di suivre nag normes yi nga xamante ne moom la bureau d'étude génne bureau de contrôle validé ko te it loolu lañu doxal it ci gros œuvre bi. ginnaaw bu ñu jógee ci majalis bi ñu dem ci UFR sciences islamiques et langue arabe foofu la bâtiment témoin bi nekk looloo tax majalis bi laalaguñu seconde œuvre bi nga xamante ne mooy électricité plomberie VMC ak vidéosurveillance ak aluminium bi. UFR sciences islamiques et langue arabe ñetti bâtiment la ay salle d'étude la yoo xamante ni benn bu ci nekk 2400 mètres carrés la ñetti bâtiment yëpp taxaw nañu. foofu la bâtiment témoin ba nekk mooy bi féetee côté càmmoñ nga xamante ni boobu monté nañ fa aluminium monté nañ fa carreau monté nañ fa électricité ak échantillon plomberie yooyu pour validation. carreau bi validé nañ ko ba ñu ngi ko commencé di def ci yeneen bâtiment bi aluminium bi moom it validé nañ ko ba moom it ñi ngi commencé di ko fabriquer pour yeneen bâtiment yi menuiserie métallique bi ci grille yi moom it validé nañ ko mu des xëy na côté VMC ak vidéosurveillance yi nga xamante ni daf ci am benn particularité technique boo xamante ni mi ngi nekk en étude mais ginnaaw loolu bâtiment témoin ba moom bâtiment la boo xamante ni tey jii à part électricité bi ñu war a monter fil appareillage ak plomberie yaakaar dafa nekk bâtiment boo xamante ni mën nañ ko joxe ci kaw bu fekkente ni maître d'ouvrage demandé na ko. beneen bi ci des nag muy que ni bâtiment bi ci digg bi moom it salle d'étude la boo xamante ni même chose la moom ñi ngi koy defar bi ci tegu muy salle d'étude côté droite boobu moom it 2400 mètres carrés moom it ci finition yi lañ toll mais. am na nag benn bâtiment boo xamante ni ñi ngi ko def ci biir science islamique et langue arabe mais bâtiment zone yëpp dinañ ko soxla muy amphithéâtre 1500 places. amphithéâtre 1500 places bi PC dina leen ko woon parce que moom it
liggéey nañ ko fi mu nekk nii dama mën a wax ni 75% la. lu tax mooy que ni li ëppoon solo nga xamante ni moo li jaaxaloon ñëpp moo doon problème mu gradin yi te gradin yi yàlla dimbal nañu coffre nañ ko ferraillé nañ ko kuuli nañ ko pour recevoir 1500 places te it aussi ci biir coulage bi aussi bari woon na ay ixtilaaf ci loo xamante ni ci ixtilaafu ulama rahmatun muy werante ay borom xam-xam yoo xamante ni ci naka la ñu waroon dugalee dafay prévision ëllëg yi nga xamante ni parce que béton boo xës ba kuulee mënatoo ci dara te il fallait que ñu dugal ci ay réservation ak ay gaine yoo xamante ni bu ëllëgee dinañ mën a jël système bi nga xamante ni prévoir nañ ko muy système de dernière génération concernant les traductions instantanées yi nga xamante ni nit dina toog professeur di wax nga toog bés bouton boo xamante ni di ko dégg olof ki nga dendal bés bouton di ko dégg arabe ki nekk sama côté bi bés bouton di ko dégg français donc yooyu yëpp prévoir nañ ko ci mu nekkoon ay ixtilaaf beneen bi des muy ak système acoustique bi nga xamante ni nit toog professeur bi nekk ci kanam di wax ki nekk à 1 mètre ni mu koy déggee noonu la ko ki nekk à 20 mètres ca kaw war a déggee donc système la boo xamante ni moom it prévoir nañ ko beneen bi nga xamante ni moom moo ci des nag mooy que ni gros œuvre am li ci ëpp léegi nag ci étage bi rek la jëm maanaam pièces yi nga xamante ni c'est des salles ak yi nga xamante ni c'est des magasins yooyu rek moom moo ci des pour ñu prévoir ko ci kaw ak dégagement yi ak surtout nag li nga xamante ne moo jëm ci toilettes yi ak yu demee noonu ak ascenseurs yi tamit bon majalis UFR science islamique foofu la toll maanaam ñetti bâtiment ak amphi ñu dem nag ci administration bi instant bi ñu toll nii moom laa mën a wax ni moo fi des tuuti liggéey ci gros œuvre ci côté bibliothèque mais côté administration bi nga xamante ni mooy rectorat bi moom bâtiment la boo xamante ni 3 étages la ak benn terrasse ci kaw 3 étages yëpp taxaw na terrasse ba ca kaw ña ngay couler acrotères yi ak di defar benn terrasse boo xamante ni uniquement dafa nekk ca 4e niveau ñu tuddee ko terrasse bâtiment boobu gros œuvre am actuellement mi ngi ci 80%. parce que li ëpp ci bâtiment boobu faux plafond la ak vitrage extérieur donc la fa nekk ci maçonnerie lu tuuti la loo xamante ni mooy couvrir affaire toilette yi ginnaaw bu loolu weesoo it ñu jëm nag ci li nga xamante ne moom mooy nday mbili gi muy seconde œuvre boobu nag moo tax bu ngeen gisee depuis bi ngeen fii ñëw boobu ba léegi mosuñu leen indi fii ci bureau bi parce que boobu dañ leen daan dugal ci terrain bi parce que boobu affaire béton la woon affaire suuf la woon affaire ciment la woon te foofu wax dëgg yàlla Abdou Lahad Ka dafa def investissement boo xamante ni dafa jaaxaloon ñëpp parce que wax naa ko waxaat ko mais du tere aussi dañ koy feddali rek concernant centrale à béton bi mu defar teg ko fi muy génne 50 mètres cubes de béton par heure mu jël ay tuppi yoo xamante ñooy transporter béton bi di ko jëlee ci centrale bi di indi ci chantier bi boole ko it mu indaale fii aussi ay pompe à béton yoo xamante ne ñoo koy jëlee ci suuf di ko yéegal ba 25 mètres ci kaw di génne un débit de 10 mètres cubes par 5 minutes donc loolu Abdou Lahad Ka def na ko fi ginnaaw bu loolu weesoo it aussi ku wax Touba xam ni que liggéey la ñu xam te it aussi liggéey bu wér parce que nag ñaanuñu ko yàlla mais dañoo sant yàlla sant sëñ Touba bu baax bi nga xamante ni au moins xirtal nañu ci dem jéggaani xam-xam ci kaw loolu ci la dem jéggaani laboratoire boo xamante ni bi mu ko indee fii moom it laboratoire la boo xamante ni lañ daan dem di ko yóbbu Ndar wala di ko yóbbu Dakar pour di def ay écrasement ak di saytu suuf si di saytu béton bi di saytu ciment bi éprouvette yi di xool ba xam béton bi baax na wala baaxul loolu la dem sempi ko bitim réew lii Turc la ko jële lii mu jële ko Italie lii mu jële ko Espagne gi indi ko ñu boole ko ba nga xamante ne am nañ fi laboratoire boo xamante ni bis bu ñu paree ba joxe plan yi nga xamante ni moom lañ tuddee plan de récolement yi nga xamante ni parce que projet bi biñ koy tàmbalee nii lañ ko xayma woon ci sëñ bi mais nag ci biir gis nañ ni lii moo gën ak lii ñu def loola donc dañuy am ay plan récolement yoo xamante ne bu ñu paree dañ koy génnee defar ko teg ba nga xamante ni bu ëllëg si biiree
bu fekkente ne bëgg nañu yokk dara dinañ teg plan boobu xool fii ñu bëgg a yokk ndax am na fil bu fi jaar ndax am na tuyau bu fi jaar ndax fii dara amul benn contrainte bu boobaa loolu moom mooy njariñu plan de récolement yi. tey beneen affaire am na ci muy que ni ci biir plan de récolement yooyu it aussi dina permettre ci modification yoo xamante ne dañ koy def ci benn bâtiment dinañ xam bu ñu koy modifier naka lañ koy defee ak fu ñu koy jaaree te bis bu ñu paree woon nit ñëw jël baaraamam teg ko ci benn poto wala mu teg ko ci benn poutre wala mu teg ko ci benn escalier bu boobaa dinañ ko mën a wax ni poto bi ñi ngi ko couler date sangam bañ koy couler diw ak diw ñoom ñoo ko contrôler te permis de coulage bi mi ngi nii te éprouvette yi nga xamante ni moo contrôler ba wane ni béton bi baax na mi ngi nii donc yooyu ay PV lay doon yoo xamante ni dañ koy dajale yëpp ba pare nag def ko benn dossier boo xamante ni bii dafay des ci université bi dafay dem ci assurance bi nga xamante ni moom mooy def assurance décennale mooy permettre professeur bu nekk bitim réew bu waree ñëw fii du am dara lu muy tiit wala lu muy jaaxle ci li nga xamante ni mooy bâtiment yi nga xamante ne ñu ngi fi nekk. ginnaaw loolu nag ñu ngi jëm nag ci li nga xamante ne mooy ndeyu mbili gi mooy second œuvre bi. second œuvre bi nag moo tax tey ñu indi leen fii ci bureau bi tey Abdou Lahad Ka ginnaaw bi nga xamante ni xool na defar na déboursé sec ci wàllu second œuvre maanaam boo jëlee lu mel ni électricité dafa bari ay composants yu ci jëm parce que bu dee gros œuvre ciment suuf béton nga am mais bu dee second œuvre nag lu mel ni électricité kese laalaguma leneen di nga fa am lu war a mat ay 100 et quelques pièces yoo xamante ni benn du ci bokk ak moromam parce que boo xoolee di nga am prise di nga am interrupteur di nga am ay douille di nga am ay lampe di nga am ay détails yoo xamante ni surtout ci filerie bi ak ci local technique bi dina fa am ay composants yoo xamante ni dafay bari waaye boo xamante ni yooyu yëpp il faut ñu xool ko benn par benn te it aussi il faut ñu xool ban qualité moo ca gën parce que am na ci coupe-circuit yoo xamante ni mënuñu tëb di wax ay marque mais dañoo tànn ay marque yoo xamante ni dañuy wóor ni que marque bi boo ko fi defee bu amee benn faille ci électricité bi rek dina couper dina indi sécurité boo xamante ni dina ko couper nga xamante ni jàmm dina am nga jóge ci loolu dem ci plomberie moom it dafa bari ay raccordement bari ay pièces yoo xamante ni ay jonction yu demee noonu nga jóge fa doog a dem nag ci li nga xamante ni moom mooy VMC bi doog a fay jóge doog a dem ci vidéo surveillance yi ak interconnexion yi nga xamante ni da nga koy connecté diggante bâtiment bu nekk ak rectorat ba pour que ña nekk ca rectorat ba nga xamante ni ñoom ñoo yor administration université bi heure bu leen neexee bés bouton am caméra surveillance boo xamante ni dina leen diriger directement ci benn bâtiment ñu xam la fa xew bu fekkente ni coow am na fa wala dara am na fa wa illaa bu leen neexee am ci salle boo xamante ni dinañ ko mën a visualiser pour xam exactement professeur ba fa nekk par rapport ak élèves yi ndax lañ ko sant ak lay programme am moom lay doxal wala doxalu ko mais yooyu yëpp mi ngi dépendre ci administration bi mais li nga xamante ni moom la concerné entreprise bi Abdou Lahad Ka moom li mu teg ñun techniciens yi ak ingénieurs yi fi nekk wax dëgg yàlla mooy que ni nee na tolérance zéro parce que bëggul nit ñëw naan damaa juum ci lii wala damaa juum ci laa parce que sëñ Mountakha mi ko doyloo ba mu koy tànn moom rek nekk fi woon comme talibé mais daf ko tànn xamal ko ni ko yow laa jiital ci nangam loolu mu ko jiital ci nangam nag xëy na fukki moromam am na fi waaye nag tànn bañ ko tànn moo tax nag moom mu ni nag dina wuute ak ñi nga xamante ni mooy ay moromam moo tax lépp loo xamante ne xalaat na ni bu ko ci defee rek dina jaar yoon ci jële ko ci biir dëkk bi mi ngi koy def loo xamante ni dafa xalaat ni bu ko defee dina jaar yoon jële ko bitim réew bu dee Turc dem na fa bu dee Espagne dem na fa bu dee Italie dem na fa kon nag gàcce ngalaama moom Abdou Lahad Ka xëy na nag on est un peu mal placé di wax ci moom waaye it nag nañu bàyyi xel ne du suñu sëriñ te it aussi it wax dëgg yàlla nit la koo xamante ni daf ñoo tànn biir loo bi ginnaaw bi ñu ko yaakaaree kenn ku ne muy tànn la ngir sa xam-xam teg la fi donc nit nag loolu mooy tax ñu man di ko seede ci li nga xamante ne moom la ñuy defal parce que it yenn saa yi dina fi nekk ak ñun heure yoo xamante ni wóor nañ ni patron du fi nekk du ko def ci chantier mais moom amul heure ci chantier bi heure bu ne te it heure boo ko soxlaa boo ko wooyee ni ko nangam ak nangam ak nangam soit mu tontu la ci téléphone bu dee lu ñuy tontu ci téléphone wa illaa mu déplacé wu ñëw ba fii
te it bu fekkente ni chantier bi soxla na ko mu war fi toog une semaine dañuy yaakaar ni sax amul beneen liggéey parce que semaine bu ne boo xëy see 8 heures boo yeexee fi nga koy fekk te booy ñibbit fi nga koy bàyyi kon nag wasalaam ñi ngi leen di sant di gërëm te it di sant nag académie Minam parce que nag depuis booba bi ñu commencé ak léegi ñu ngi ñuy encadré ak it di saytu liggéey bi te it aussi yàlla dimbal ñu ba nga xamante ni fenn foo ci nekk yenn saa yi sax ñu fàttale na wax dara ñoom ñu demal fa seen bopp gëstu ko te it nag dañuy sant académie ci beneen fànn muy que ni muy fànn bi nga xamante ni daf ci am ay travaux yoo xamante ni bis bu liggéey bi pare dañ koy gis ak travaux yoo xamante ni bis bu liggéey bi pare moom la ñuy tuddee des travaux enterrés yi exemple bi ma ci mën a joxe rek mooy fu mel ni bibliothèque bi fondation ba rien que semelle ba rek waxoon naa ko ci précédemment jël na 520 tonnes de ciment 135 tonnes de fer donc mu nekk 1400 et quelques mètres cubes 1465 mètres cubes de béton yoo xamante ni dañ ko liggéey en un temps record parce que defuñu fi un mois yoo xamante ni liggéey nañ ko xëy na lañ ci doon tardel as néew moo doon xëy na peut-être yenn détails yoo xamante ni ak it pour bien parfaire le dallage mais yooyu ay travaux enterrés la yoo xamante ni académie jël na ko te it aussi li tax ma di leen ci sant ak di leen ci gërëm mooy que ni daf ci am taalibe yoo xamante ni kenn ku ci nekk commencé ci man ak sama morom da nga jël sa dërëm ak sa ñaar dërëm ñu boole ko indi ko fii donc nag dina am loo xamante ni boo ko gisee da nga ni lii day sama xaalis parce que sëñ Mountakha Mbacké day li mu wóor mooy que ni lépp loo xamante ni sama man ak sama morom dugal nañ ko fi moom dugal na fi li ko jege mbaal lu ko ëpp ci loo xamante ni kenn xamu ko te nanguwul it ñu wax ko parce que même lii ñuy wax nii te muy travaux yu enterrés yi sax buggul sax ñu di ko wax pourquoi parce que nee na moom kuy defal sëñ Touba moom amul tànki ginnaaw tànki kanam la am ba tax na moo tax da académie Daara Minam nag wax dëgg yàlla foofu lañ leen santé parce que ñoom lu bon jël nañu image yooyu garder ko mu nekk loo xamante ne archive la pour que ëllëg dinañ xam ni que bu fekkente ne taalibe yi génn nañu téeméer teg ci kaw table sëñ Mountakha jël na 1000 francs teg ci kaw table te it nag kii nga xamante ni mooy Abdou Lahad Ka man de seede naa ci yeneen chantier yoo xamante ne am nañ ko yu bokkul ak fii yoo xamante ni décompte jóge na fa ñu jël décompte boobu jël na ko matériel indi ko fii ñu jël décompte boobu fay ci nit ñi parce que kuy fay 15 par quinzaine dina am loo xamante ni doo man di topp ci ginnaaw maître d'œuvre wala di topp ci ginnaaw maître d'ouvrage naan ko jox ma lii wala jox ma laa kon nag wasalaam ñu ngi leen di sant di leen gërëm tey ñaan ñu gisewaat balaay yàgg pour mën leen a expliquer exactement fi ñu toll ci liggéey bi wasalaam. li sadinatan bi kullil janna min daari minan yaatal minna li sadinatan bi kullil janna min daari minan yaatal minna